asalaamaaleykum mbokku déglukat yi ñu ngi amati mbégte teew fi dinañ dëgtal seen émission allo docteur ni ñu koy defee talaata bu ne ñu ngi ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM di dalal suñu gan mu di professeur Khadijatou Ba Fall tey jii di talaata yemoo ak ñaari fan kon ci weeru juin noonu lañu koy bamtuwaatee professeur ñu ngi leen nuyu. maa ngi lay fay madame Khady Diop di nuyu auditeurs yépp ñi nga di infectiologue nekk également interniste. Professeur kon ñi ngi lay dalal jàmm di la nuyuwaat ñi ngi ci wàllu mbas mi comme ni ñu koy defee talaata bu ne tey nag di bis boo xamante ne dañ ci namoon a ubbi l'école yi ci benn pàcc ci xaleel yi nga xamante ne dañu nekk ci classe d'examen ngir ñu bàyyiwaatoon leen ñu ubbi jiwaat ak dispositif bi nga xamante ne ministère annoncé woon na ko mu di protocole de santé et de sécurité ngir xale yi mën a jàngi bañ faa jële benn risque wala risque ba itam du bare mais hier gis nañu ne dañu ko daal di mujj puusaat ndax ay jàngalekat yu ñu nekkat fële ca Ziguinchor dañu gis na ñi ngi ak jàngoro ji te mu di jàngalekat yoo xamante ne dañu génnoon Ziguinchor waaye bi ñu ne école bi kat day ubbi dañu daal di leen transporter maanaam dañu tukki jóge ci dëkk yi ñu nekkoon dem foofule ci dëkk ba nag la ñu gisee ne ñi ngi ak jàngoro ji professeur bu mel ne dem beeg dikk bi ba tey ci li ñu waxoon dana lawal jàngoro ci loo ci xalaat. waaw maa ngi lay remercier du fond du cœur ci émission bu pertinente bi nga def ci actualité bi muy infection Covid bi nga xamante ne sonal na monde entier. dama doon ñaan rek balaa ñuy tàmbali. nga may ma dugg tuuti ci feebar rek defar un petit rappel. fàttali feebar bi. ay ca loo ñu ciy fàttali. lu mu ci mën a fàttali nag feebar bi feebar bu bees la. donc benn virus moo koy def te mi ngi tàmbali ci début novembre fële ci Chine ci Yuan waaw benn virus bu bees la nag moo tax mu nekk feebar bu bees fu mu nekk nag law na nag malheureusement nag ci àdduna bi yépp ba nga xam ne tey jii à la date du 1er juin 2020 Organisation mondiale de la santé mi ngi rapporté 57 853 cas et parmi ces millions de cas 371 000 décès. Donc Afrique nag mi ngi toll ci 104 242 cas et 2628 décès. Sénégal tey ñi ngi ci 3836 cas donc 43 décès. Donc feebar bu doy waar la. parce que day law di gaaw wàlle. juróom benn million ak lu topp ci àdduna bi déjà. am nañ ko waaw. te soo xoolee novembre ak léegi xam nga c'est presque ay 6 mois rek la. yàggul noonu waaw yàggul. waaw li ñu mën wax nag c'est que soo gisee maladie infectieuse yi. jàngoro yi koy joxe mooy soit bactérie soit virus soit parasite soit champignon soit prion. virus nag ñaari mode virus ñoo am virus à ARN ak virus à ADN. du dëgg. waaw feebar bi lu tax mu doy waar c'est que mode virus bi coronavirus bi juróom-ñaari type ñooy sonal nit ki. parce que am na ci mala yi mais am na tam ci nit yi. ci nit yi nag li ñu gëstu woon auparavant. amoon na ñeenti type yoo xam ne yooyu ay genre feebar bu sew day indi genre grippe bu sew rek wala rhinite. yem ci mais malheureusement depuis 2002 2003. de coronavirus boobu am doole moo tax en 2002 2003 mu nekk SRAS virus bi doon déterminer ay tableau pulmonaire yu grave mais heureusement c'est en Chine te lawul lu yàgg. mu yem fa. en 2012 boobu ci màkk la woon. waaw muy Merck virus bi tamit genre mode coronavirus la. moo tax mu law foofu ci màkk après heureusement tamit kii woon muy c'est saisonnier mu yem ci. mais nag bii nag moom jégg na dayoo. jégg na dayoo parce que bu bees la te gis ngeen ne que law na fépp bàyyiwul kenn. te ba léegi mi ngi continuer law. mel na ni jafe na xeex daal. jafe na xeex trop. d'accord lan moo tax mu grave c'est que su duggee ci yaram bi mi ngi duggee soit ci muqueuse buccale yi. soit ci gémmiñ bi soit ci bakken bi soit ci bët yi. fa lay duggee tàmbalee dugg ci yaram nit ki. su duggee nag mu law gën a sonal nag xëtër yi poumon yi. mun na sonal rein yi. mun na sonal tamit cerveau bi. donc xol bi daal mais surtout. ñi muy gën a sonal nag ñi seet ñi mu gën a sonal mooy mag yi nga xam ne am nañu plus de 60 ans. diabétique yi
hypertendus yi ñi nga xam ne ils ont des pathologies chroniques comme ñu am problème mu res problème mu xol problème mu rein asthmatique yi ñi nga xam ne dañuy am ay traitement au long cours yenn pathologie chronique yi comme ay genre lupus ak ay genre polyarthrite rhumatoïde ñi nga xam ne dañuy jël ay traitement au long cours ñooñu catégorie yooyu da sonal te décès yi ñooñu da gën a bëri waaw moo tax li war tamit ñu nar ko gaawantu diagnostiqué pour ñun ko mun traiter rapidement fu mu nekk nag amagul traitement traitement bu nga xamante ne traitement curatif définitif bu koy faj ba mu jeex tàkk ba mu dañ ba nga xam ne fagaru rek moo ci mun dara fagaru moo ci mun dara moo tax ñi ñaan askan bi vraiment yombul mais ñu gën a góorgóorlu surtout maintenant nga xam ne feebar mi ngi gën a law di dem waaw te nag lu yomb la fagaru bi bëri na ay feebar yoo xam ne dañ leen wax ay prévention yu compliqué mais bii yomb na lool yomb na torop toogal sa kër raxasal say loxo ak saabu takkal sa masque bi nag li tax mu am solo comme nee nañu que jàngoro bi day duggee ci bakken bi ci gémmiñ bi ak ci bët yi xam nga su aaree su tëjee bakken bi tëj gémmiñ bi nit ki nga xam ne tàmm na jël loxoom di def si yegg boppam ci kanamam tout le temps di daal bakkanam ainsi de suite loolu daf koy aar donc bu ñu gis ne que masque bi nañ ko def pour sonal nit yi wala pour nga aar keneen mais yow da ngay aar sa bopp sa bopp déjà sa bopp ngay aar du dëgg ba ñu aar tamit keneet parce que tey jii fu ñu toll ci feebar bi prévention dong moo mun wàcce malade bi moo mun ñu permettre aussi ñu pare ci du dëgg donc nag vraiment ñi ngi ñaan suñu bokk askan bi di leen ñaan nu mu munti gën a mettre ñu gën a góorgóorlu parce que ñun fu mu nekk ni tey jii askan bi moo ci des ci xeex bi waaw ci xeex bi état bi li mu naroon def mesure courageuse yu ñu def nañ ko suñu déggooyee ba aéroport di tëj man bu ma juddoo ba léegi mosuma gis loolu nga dem aéroport tëj ñi tëj mosquée suñu demee ba Arabie Saoudite bi nga xam ne macha allah foofu mooy siège bi ñoom ñëpp ñu tëj ay mosquée tëj ay église tëj lépp nga xam ne lii du ay caaxaan léegi nag tollu dañee fi nga xamante ñoom ñëpp def nañ li ñuy wax ministère de la santé ñu ngi def li ñu mën parce que tamit ñi ngi diagnostiquer maladie yi ñu ngi leen di isoler ñu ngi leen di faj te yàlla ka tax ñu ngi def su recherche sur contact macha allah ñu ngi def li leen wax ku si nekk état bi def na ko wax donc ministère def na li ko wax li des nag mooy askan bi daal def li ko wax te yomb na dëgg-dëgg donc vraiment tey ñi ngi ñaax ñëpp ñoom ñoo su des pour que feebar bi wàññeeku mun a fay ci dëkk bi waaw léegi nag suñu weesoo loolu ak surtout respecter aussi distanciation physique waaw xam naa nit yaa ngi góorgóorlu ci raxasu loxo bi macha allah jërëjëf ñi ngi góorgóorlu ci masque yi mais nag distanciation physique bi da ngay gis ba léegi nit yaa ngi nekk di jegewoo ñu ngi sësoo xam nga loolu il faut ñu respecter ko distanciation bi mooy permettre bi nga xam ne nit ki même su fekkee da nga jàkkaarloo ko am feebar bi donc du la wàll loolu tam nañ ci gën a góorgóorlu bu baax bàyyi ko xel soo gisee bitim réew ñi ngi koy respecter te yomb na yaa ngi dugg ci benn magasin fekk nga fa nit mais toogal ci biti ba nit ki pare nga soog di dugg ki topp ci yow moo ci tamit 1m50 ñi rang Sénégal nag mënul rang amul patience waaw léegi nag gis nga feebar bi def ñu naka tamit yaraat ci lu bëre waaw parce que même sax yow raxas loxo bi ñuy def masque yi ñuy def nañu xool tamit incha allah dans quelques mois nañu gis nekk lu mel ni comme tuberculose dina wàññeeku lu mel ni comme ay feebaru mensal ay saan ci xale yi tout ça dina wàññeeku waaw léegi nag concernant affaire fermeture kii bi ouverture école bi ñëpp a ngi si woon ñëpp a ngi si woon quand même kontaan mais gis nga li yàlla dogal que enseignant bi naka tiim quand même classe bi yëpp 30 élèves 40 élèves naka leen jàngal tiim leen di wax ak ñoom parce que nit ki sooy wax sax da ngay mën génne ay postillons da nga mën wàlle tuflit yu sew yooyu voilà tuflit yu sew yooyu di génn donc demoon nañu ba gisoon nañu vraiment ministère ñi ñëpp a ngi doon préparative même xale yi sax ñu ngi doon kontaan reprendre mais dogal yàlla bi egsi gis na que yenn enseignants dañu feebar te su defee loolu tamit mënuñu dem 2 poids 2 mesures ñii dañuy ubbi ñu la tëj
donc dina doy waar moo tax na xam naa du ñàkk nekk autorités yi waxtaan seen biir ak seen conseillers ak experts ñépp ñi naroon taxaw teew ci situation bi ñu jël la décision qu'il faut waaw léegi nag xanaa di ñaan yàlla na daal def li gën parce que tam soo xoolee tam feebar bi dañuy wax ne que les jeunes quand même ont des prédispositions parce que seen immunité dafa forte ba nga xamante ne que ñoom du leen sonal tarap mais dernière jàngat yi quand même wane na quand même que surtout xale yu ndaw yi feebar bi indi na beneen syndrome bu bees sax bu ñuy décrire chez l'enfant. Ah bon, ban syndrome? Multisystème inflammatoire xale yi dañuy def ay forme feebar yu gravissime yoo xamante ne que lu bees la en fait moo tax gis nga feebar bi daf ñu won ne que il faut ñu dellu suñu loxo suñu bopp ci yàlla. Il faut ñu toog tam di observer il faut ñu daal il faut surtout beaucoup de modestie parce que lu bëri ba feebar bi ba léegi xamaguñ ko. waaw. li ci des nga xam ne décision bi kam bi autorité jël ñun ñu ngi seen ginnaaw parce que lu boobu c'est des situations qui sont difficiles. ñaanuñu ko kenn ñaanoon nañu yàlla ñu ubbite ci jàmm. élèves yi reprendre ci jàmm activités yi continuer ci jàmm mais comme egsi na fii rek ñun ñëpp suñu ay doom benn lañ ci ñoom. suñu ay bakkan nañu. mais est-ce que du transport yu professeur moo gën a le fait que ñu transporter leen yóbbu leen jëlee ci benn région yóbbuwaat ci beneen seen contamination ñu détecté ko foofu. fekk na ñoom jóge nañu ci zone bi dem fële yóbbu fa jàng xoja nekk fa en contact ak ay nit est-ce que du transport bi tam moo favoriser loolu. waaw suñu xoolee les causes. On peut sortir beaucoup de causes, hein? Parce que déjà les enseignants peut-être qu'ils sont jeunes, quelquefois mën nañu am ay formes asymptomatiques yoo xamante ne ñoom xamuñu ko. léegi dans tous les cas. comme ils sont dans la communauté duñ ko xam. waaw te tamit ñoom tamit ci communauté bi dañuy bokk. ça veut dire aussi quand même ils sont à risque donc c'est le cas. Donc c'est ce qui est arrivé et. Bon lii moo ko def kele ko def yàlla rek moo xam. lu am solo c'est que am na. te bu amee quand même les autorités ont pris les décisions qu'il fallait prendre en charge. waaw di ñaan yàlla mu yem fa ak jàmm ak salaam. te dans les mois à venir ñi mun tàmbaliwaat si yooyu yëpp si jàmm ak salaam bu soobee yàlla. amiin ñu wax ne kon en attendant ñu ngi ubbi antenne bi ci 33 825 18 30 ak professeur Khadijatou Ba Fall di infectiologue interniste tey ñu ngi ci wàllu jàngoro coronavirus professeur bilangu tey bi gis nga ko ñu ngi toll ci defe naa juróom-ñaar fukki cas ak juróom-ñaar ay nouvelle contamination yu bees 20 cas communautaires ñaar fukki cas communautaire mu mel ni cas communautaire yi dañuy gën di law rek professeur. waaw li ñu gis daal cas yaa ngi law cas communautaire yi ñu ngi law. Donc moo ñu mën a wane que vraiment au départ gisoon nañu Sénégalais yi ni ñu discipliné que tey jii dëkk yu nar a génn ci feebar yépp mooy ñu discipliné. Vraiment discipliné am conscience que ñoom ñépp ku ci nekk am nga nar a sa part de responsabilité citoyenne. ku nekk responsable daal. nga li ñu la wax ngay raxas say loxo li ñu la wax nga takk sa masque. nga respecter mesures barrières parce que tamit lu metti en fait c'est que surtout terrain fragile yooyu ma la wax. terrain fragile yooyu nga xam ne c'est confirmé même Sénégal soo gisee les nombres de décès. ñi ci faatu ñëpp ils ont plus de 60 ans. ils ont des terrains à risque. donc quelque part suñu yaay yi nekk kër ga suñu maam yi nekk nga xam ne vraiment gàcce ngaarama fii on est tout le monde est attaché à ses parents. Donc du pour ñun ne surtout tam ñu aar sujet âgé yooyu wala des terrains à risque. du dëgg. benn cas bi nga xam ne il avait 37 ans kooku tamit c'était un cas assez particulier avec beaucoup de terrain. moo waral mais sinon lu ñu gis analyser décès yépp Sénégal. ñu mag yi la daal donc ñun dañuy aar jeunes yi dañuy aar seen bopp pour mun aar mag yi. waaw. D'accord 33 825 18 30 ak professeur Khadijatou Ba Fall infectiologue interniste ñu xool ki njëkk ci ligne bi asalaamaaleykum. Allô 33 825 18 30 ñu may ko tuuti kon mu yegsi wala dafa yembagul ci ligne bi ñuy ànd ak professeur Khadijatou Ba Fall asalaamaaleykum allô
ñu may ko tuuti mi ngi jéem a yegg si waaye xam naa ni bu mu jokkoo bee yombagul noonu ci moom ñi ngi ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi na nga def. Adja Ndeye Khady Mohamed Thiam Malicounda Mbour. Mohamed Thiam Malicounda ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay Ndeye Khady di leen sant yow ak l'ordre national des médecins festival d'art. merci ak Sud FM daam. jërëjëf. waaw vraiment di leen encouragé vraiment liggéey bi rafet na macha allah. merci beaucoup. depuis avant le 2 mars yow commencé nga wax ci feebar bi. le premier invité je me rappelle bien c'était un docteur vétérinaire. waaw mais yaakaar naa sa docteur vétérinaire boobu di nga ko indiwaat. parce que médecins yeeg docteurs yeeg professeurs yi wax nañu depuis boobu nit ñi comprendre nañu. léegi nag ñu def ñoo xam ne ñoom bëgguñu comprendre boo waxee ñu la feebar bi amul ak duñu respecté gestes yi ñooñu vétérinaire xanaa vétérinaire la ñuy woow mu wax. déet waay. loolu laa yaakaar depuis 3 mois nit ñi comprendre nañu dafa naa ñuy def nag ñu woo vétérinaire xanaa xëy na si vétérinaire waxee ñoom daañu comprendre ñu demul ñu ngir yàlla. ba pare tamit di jiite école bi tamit man je pense que fi état bi mooy dafa waroon yóbbu professeurs yi 15 jours avant mettre leen en quarantaine. n'est-ce pas dafa leen waroon yóbbu 15 jours avant mettre leen en quarantaine def observation waaw su amee ay cas ñu génne leen yeneen ñi kii la man daal ci sama xalaat. loolu la waroon def. d'accord. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm voilà di ñaax nit ñi nag nañu respecter les choses. d'accord léegi comme lu docteur wax nit ñi ñoo ci def docteur yi pare nañu. transporteurs yi tamit di xeex naan nañu tijji bu ñu tijjee de docteur nañu ñibbi seen kër dem toog. ñu xam ne kenn dootu ci mën dara. waaw bu état faibliré ba nangu lu transporteur bëgg ñu jëlee nit ñi de région à région kon docteur yi gerte ko ngeen di liggéey ñibbi leen seen kër ngeen toog ñu xaar yàlla nag lu yàlla def ñu xam ne noonu la macha allah jërëjëf. jërëjëf Mohamed Thiam Malicounda su fekkee am na ko ciy topp professeur ñu dajale quelques laaj balaa ñu lay bàyyi nga tontu ci 33 825 18 30 la ñu xool kan mooy ñëw ak préoccupation jëm ci professeur Khadijatou Ba Fall di infectiologue interniste ñu jël ko soose asalaamaaleykum. salaamaaleykum soxna si na ngeen def. ñi ngi sant bu baax sëriñ bi fooy wootee. maa ngi wootee Tivaouane quartier Awa Balla. quartier Cheikh Awa Balla. waaw maa ngi tudd Mbaye Niang. Mbaye Niang. waaw ay ca sëñ Mbaye Niang ñu ngi lay déglu. xanaa di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi rek. allahumma amiin di ñaanal docteur yi nag boole ci nag. parce que da ngay xool feebar bu nga xam ne yow da nga koo ragal te boo ko yenoo ci docteur bi nga ko jëlee. ba pare ñenn ñi yor seen réseaux sociaux di xas docteur yi fii ci Tivaouane am na ñu xam dañuy xas docteur yi di saaga ak du nekk loolu. loolu affaire bu rafetul. man da moo tax feebar bu fekkee ne discipline moo koy jëlee Sénégal du fi gaaw a jóge. bu fekkee discipline rek moo ko fi jëlee du fi gaaw a jóge de. doy na waax dal. parce que da ngay xool nit ñi boo leen def bu docteur yi ne def leen ndànk def leen di ñu bañ. te même diine daf la wax ne sax parce que loo am fikri in kuntum laa ta'lamuun boo xamul laajal ci xam mu wax la. yow léegi moom l'islam sax d'accord na ci loolu l'islam dafa d'accord ci loolu boo xamul da ngay laaj ci xam mu wax la nga gëm la mu xam. mais nit ñi am na ñu ba xam ne gëmuñu ko. da ngay wax ne gëmuloo ko ba pare bëgg a convaincre nit ñi bul gëm lii boo waxee naa la am na ci ñu xam dañ naa la affaire politique la wul dara dafa nga ne kan mooy politique dee. day kenn du ko politique. man am na benn bis ma dem ma xool ci États-Unis 3176 ñoo dee. boo ko calculé presque minute bu une seconde bu ne kii seconde bu nekk benn nit dee nag nangam. ci 24 heures ba pare nga ni loolu amul loolu gàtt xel la rek. man daal maa ngi ñaanal docteur yi daal yàlla na yàlla dimbali ñoom bu baax a baax comme bu ñëpp jëmee. bu ñëpp ragalee ñu jox leen ko. ñoom ñu bàyyi seen i kër di leen fajal kon daal yàlla na yàlla dimbali te musal ci Sénégal bi. loolu daal mooy sama ñaan laay ñaan yàlla na yàlla defal jàmm rek. allahumma loolu na jàmm loolu yàlla na ko yàlla def. amiin yaa xabi. jërëjëf Mbaye Niang quartier Cheikh Awa Balla Tivaouane dinañu ñëw ci contribution am léegi ci 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sant yàlla baax a baax. fan nga ñuy woowee. maa ngi wootee Kër Massar. Kër Massar.
waaw ay ca ñu ngi lay déglu. ñu ngi rafetlu teewaayu docteur. merci. mais dafa mel ne jàngoro ji boobu ba léegi daal. maanaam faj mi di gëmloo nit ñi ni jàngoro ji am na da cee bokk ba léegi. cela veut dire kon am na ñoo xam ne gëmuñu ko ba léegi. est-ce que moom journaliste yi ñoom comme seen classe bi yéen ñooñu am ngeen accès gis affaire bi carrément parce que man dama mës a dégg benn journaliste bu ñuy invité ci benn plateau mu ni amul benn journaliste boo xam ne mës nga faa dem xool leen wala ni la demee wala naan ba pare tamit ñu wax ne mesure barrière yi nga xamante ni yomb ñu ne mooy toog leen seen kër mais ma jàpp ni boobu mooy li gën a jafe parce que nit ñi mënuñu teg seen kër parce que boo xoolee Sénégal 95% yëpp ay góorgóorlu lañu dañuy génn seen kër door a wuti lu ñu lekk xanaa kay kon boobu mooy bi gën a jafe léegi mu demee ni tamit comme par exemple mu ngi commencé woon ñu ngi wax ne le 2 mars la kii bi duggoon Sénégal ba léegi ñu xool ne boobu ba léegi ça fait 2 mois et quelques ñu xool ne 24 personnes comme 23 personnes la ñu wax ne moo ci ñàkk àdduna mais yeneen maladies yi ñaata la ñu rey depuis boobu ba léegi mu mel ne léegi coronavirus moom dafa nëbbu mbooleem maladie bu nekkoon Sénégal dootoo dégg sax benn docteur bu ñu invité ci benn plateau ñu wax parce que sibiru baa ngi rey diabète baa ngi rey insuffisance rénale yaa ngi rey mais kenn xamul mais fi mu lii moom coronavirus rek la ñuy wax te boo xëyee ñu la yow defal kii nga takk say masque yi def say kii di moytu leen kii soo xoolee mais yeneen ñi moom moo gën a garaaw mu ngi rey bu baax a baax mais léegi amatul benn kii ba nga xamante ni les personnes soignantes yi nga xamante ni ñoo nekk hôpital sax léegi yooyu lañ gën a privilégié que yeneen maladies yi et vraiment Sénégal métti na de war nañoo xoolaat yeneen maladies yi de parce que ñu ngi bugg a dee ci hôpital yi. d'accord jërëjëf sëriñ bi mi ngi doon woote Kër Massar ci 33 825 18 30 ñu xool suñu jógee Kër Massar kan mooy ñëw asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sant yàlla ba am waaw ñu ngi sant alhamdulilah fooy wootee. Pikine laay woote Abdou Sakkoor. Abdou Sakkoor Pikine. maa ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar Abdou. baax a baax. alhamdulilah. daal ma koy laaj li ma ko décision politique bi di jël politicien yi décision bi ñu jël. mu njiru tâtonnement. ba xam ñoom ñoo leen ko jox waa ko docteur ñoom ñoo joxe décision bi pour politique bi jël ko daal ndax ñëpp nee nañ ba mesure yi tâtonnement la. bi loolu tamit ñoom est-ce que ñoom duñ jël responsabilité ñu teel seen bopp communication bi daal ndax guerre interne la daal guerre interne docteur yi ñoo war a yor communication bi. d'accord. dina la ci wax lu mu xalaat incha allah jërëjëf soo su fekkee am nañu kenn xam naa dañuy taxaw bàyyi professeur mu tontu balaa ñu ubbiwaat antenne bi asalaamaaleykum allo. allo. sëriñ bi na nga def. waaw maa ngi fi Ablaye Ndiaye yëmbal. Ablaye Ndiaye yëmbal. waaw ñu ngi leen di félicité di leen ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar. di wax ne comme waa ji wax ne tâtonnement la moi je pense du tâtonnement c'est-à-dire yàlla moo def sutura sax parce que su ubbi woon avec instituteurs yi wala professeurs yi am mbas mi. mais catastrophe lay doon. parce que il fallait dès l'entame ñu tester l'ensemble des enseignants. ñu jël les mesures barrières ba ñu leen dajale ci affaire boobu ñu doon def di transport en commun bi loolu moo andi mbir mi. dañuy sant yàlla ci bi ñu ko teelee détecté donc ñu fomm ko. waaw. d'accord man je pense que Sénégal fi mu war a jëm mooy def test massif. génn kaay yëpp. waaw loolu tant que def nu ko toujours affaire bi dafay kii te day tirer en longueur du baax. d'accord bu jaree confiner nu confiner 14 jours et puis on passe moo gën quoi. d'accord merci beaucoup ñu taxaw foofu kon bàyyi ki nga xamante ne moom mooy professeur Khadijatou Ba Fall mu daal di tontu balaa ñuy ubbiwaat antenne bi professeur dañu njëkkee ak Mohamed Thiam Malicounda Mbour. mu ne dafa am ñoo xamante ne ba léegi ñi ngi am xel ñaar ci jàngoro ji nekk na wala nekkul ñooñu moom jàpp na ne comme xëy na du ñu nangoo dégg li médecin yi di wax nee na xëy na bu ñu woowee docteur vétérinaire dina mën a wax ak ñoom ñu comprendre lii que ni jàngoro ji mi ngi fi te dafay loxe. mu jàpp ne aussi ci lu jëm ci wàllu jàngalekat yi nga xamante ne gis nañ ne am na ay cas contamination fële ca boori Ziguinchor li mu jàpp mooy balaa ñu doon yóbbu jàngalekat yi dañu waxoon avant le 2
15 jours wala peut-être 20 jours à l'avance ñu def ci li ñuy tuddee quatorzaine wala xawma quarantaine ngeen koy tuddee waaw quarantaine déjà bu ko defee bu ñu xoolee jàngalekat yi xool seen yaram saytu leen ñu doog leen mën a transporter ñu yóbbu dem fu ñu war a dem ci seen bérébu jàngukaay yi defe naa moom dañu koy boole ak Abdoulaye Ndiaye yëmbal ndax wax na ci wàllu que ni mbir mi du tâtonnement Abdou Sakkour moom Pikine nee na tâtonnement la est-ce que mesure yooyu la yi ñuy jël ndax ci waa kër docteur lay jógee en temps de guerre sanitaire la donc médecins yi ñoo war a jëlal seen bopp communication bi Abdoulaye Ndiaye yëmbal tontu que ni du tâtonnement heureusement sinon catastrophe doon na am ndax bu ñu bàyyi woon xëy na ñu ubbi l'école yi itam coow li day gën a bare confinement la ñu war a def wala test massif ñu dajale laaj yooyu yëpp nga tontondoo leen balaa ñuy avancer. d'accord ñu ngi leen di remercier ci seen tur ak seen sant monsieur Mohamed Thiam ak Abdoulaye Ndiaye. donc Mohamed Thiam moom foog naa da doon sànni xeer. ñu dëgër bopp ñu dëgër bopp waaw ñu dëgër bopp vraiment pour wax ne que feebar bi moom. su fekkante ne wóoru leen ngeen dugg surtout organisation mondiale de la santé. nga xam ne chaque jour ñu def report annuel report cas yi am dans le monde entier. moom laa doon wax ci sa njëlbeen wax ne que il y a plus de 6 millions de cas. et 371 000 décès. Sénégal tamit xam nga chaque jour tamit ñuy joxe bulletin bi. te dinañ gis tamit que feebar baa ngi law. ba pare itam am na itam ñu ci décédé. donc loolu rek war na nekk xam ne que. daan na leen yee bu baax a baax. ñooñu nag ñu wax leen nag dëgg-dëgg ñu jàppale seen bopp. jàppale ñun ñëpp tamit dugal seen loxo tam ci xeex bi. parce que genre comportement yooyu mooy gën a. indi problème nag gën a jafeel xeex genre yooyu nga xam ne ils sont pas convaincus. du ñu def kii mesures yi ñu wax besoin précaution waaw duñ ko respecté ça pose problème. mun nañu am feebar bi sax te mu fañ a fay daanal leen ñu am ko près di waalaate police. parce que dañuy def lu leen neex. donc tey li nga wax rek moo ci nekk mooy tey discipline rek moo ñu génne waaw discipline nag mooy def leen lii def naa bàyyi leen lii bàyyi naa. waaw comme ça dugal seen loxo ci citoyennement dans la lutte. léegi li mu am na tam benn proposition bu pertinente. bu mu def quand même par rapport aux enseignants. parce que li mu wax tamit yoon la waaw. tey jii naroon nañu convoquer enseignants yi 15 jours auparavant ñoom ñu nekk def seen mise en place. ñu contrôler leen effectivement s'il y a des possibilités de test ñu testé leen ñoom ñëpp. donc ab xool kat moo feebar ñu exclure ko. avantage tam quarantaine bu mu proposé effectivement ci 15 jours yooyu dina permettre tam ñu xool ñi nga xam ne dañuy ñëwaat di feebar te nekkoon en phase d'incubation. dinañu fekk ñu développé maladie bi ñu xam ne que feebar nañu ñu mun leen exclure. en tout cas lu mu wax daal xel da nag. dëgg-dëgg waaw waaw xel dëgg-dëgg la tamit nañ ko nangu waaw. xel dëgg la wax. et c'est pas trop tard peut-être même. ce n'est pas trop tard waaw même fu ñu ko tàmbalee tey nii. mën nañu reporter ko d'ici 15 jours dina permettre ñu xool enseignants yépp gëstu leen xool fu ñu toll xool ndax am nañu ay symptômes wala déet perspective de réouverture bi tout à fait te léegi tam am na lu yomb soo xoolee léegi ordinateur téléphone portable léegi ñépp am nañ ko am na ay test simple yoo xamante ne application yu ndaw yoo xam ne logiciel la dañ koy yónnee nit ki mu dugg après ñu wool ko le matin ne ko est-ce que am nga signe ak amoo signe est-ce que yaa ngi sëqat yaa ngi am fièvre et des choses simples oui non d'emblée. on peut savoir est-ce que nit ki am na. ça va ou pas waaw. vraiment léegi numérique bi. joxe na indi na ay solutions yu bëre ci approche. waaw approche diagnostique. approche préventive. donc vraiment c'est à utiliser. c'est vraiment à utiliser. waaw d'accord en tout cas ñu ngi leen di remercier seen contribution par rapport ak enseignement bi. léegi itam pour di itam quand même c'est des décisions qui sont assez délicates. su doon sama sago daal ñu xam ne que tamit nit yi ñun ñëpp ñu ngi jéem a def seen kamtalaay kattan def lu gën a baax ci askan bi. suñu demee ba jël yenn décisions yu difficiles yi quand même. nañu xam ne que suñu doom rek moo ko waral. waaw ñi comprendre leen aussi tamit ñu rafetal lépp daal. d'accord ñu rafetal lépp bañ a nekk di sànni ay xeer ainsi de suite parce que xam nañ que yombul ci kenn. d'accord actuellement fu ñu toll nii. il nous faut solidarité ak humilité ak jàngat ak échanger ak ku nekk tam nga indi sa contribution positive. waaw waaw comme ça ensemble ku nekk soo defee say proposition yu
yu pertinentes. ñu tenir ko en compte comme ça ñu trouver des solutions ñun ñëpp ensemble. d'accord waaw kon tontu nañu Abdou Sakor Pikine moo laajte woon waxu tâtonnement boobu ak communication bi. d'accord test massif Abdoulaye Ndiaye. test massif tamit waaw naroon na mun nekk daal si on avait les possibilités. ça aurait été aussi une stratégie pertinente. parce que enseignants yi su fekkoon ne que mënoon nañ leen aussi réunir pas réunir évaluer ñaata nañu. et puis defal leen le test au moins on est tranquille léegi su fekkee ne actuellement dañuy reporter kii bi ouverture bi te ça donnera l'occasion ñu préparer leen tester leen xool ñaata la et puis pour avoir plus de garantie en plus de respect des mesures barrières bi ñu demandé waaw confinement soo gisee am na ay pays yoo xamante ne seen stratégie de bokk parce que tey jii dañu commencer déconfiner ñi déconfiné gis ne que feebar bi dafa explosé. xam nga dara weesul. à chaque moment rek comme nañ la comme feebar bu bees la xamuñu si lu bëre. ndax nañu muy am benn souplesse boo xamante ne que suñu proposé benn solution ñu dem ba ci biir gis nañ ko baaxul wala ça rectifié wala adapté ñu delluwaat ginnaaw. feebar bu bees la donc dara weesul tout doit être. Qui envisagé. soo gisee pays yu mel ni comme France ñoom ñi ngi déconfiné à partir du récemment il y a le fin du mois de mai bi dañu déconfiné mais bi ñuy déconfiné ils ont déjà établi dans leur stratégie que suñu déconfiné mu baax c'est très bien suñu déconfiné mu baaxul ñu confiné waat waaw ça doit être des possibilités. ñëpp toogaat rek. D'accord. C'est-à-dire que c'est en fonction évolution waaw évolution ñun temps yi sax ak suñu ay naataango médecin def nañu analyse u situation maladie on a appelé le document dynamique de la prise en charge thérapeutique ak de la prévention parce que feebar bu bees la dañu gis ne que ci bi ñuy tàmbali feebar bi dañuy gis ne que infection la preuve infection la ñuy wax infection bi ñu dem ba ci biir même OMS changé terme infection bi def ko maladie te léegi ci njëlbeen ba léegi dañu wax ne que mën na feebar fu mu toll ak toutes les complications yi qu'il y a maintenant gis nañ que poumon yi dañuy feebar gis nañu reins yi mën nañu attaqué gis nañ ci biir tam dafay am ay problème mu deret bi nga xam ne dafay tax ni muy hypercoagulation di way feebar malade bi def quelquefois ay embolie pulmonaire ay thrombose gis nañ quelquefois mën na jàpp xel loolu moo tax suñu wàll gis nañ quelquefois xol bi jàpp aussi ay collapsus décès xam nga insuffisance cardiaque donc par rapport à tout cela ñi ne mën na tamit toll nañ foo xam ne il faut que ñu waxtaanaat suñu biir xool est-ce que tamit da jarul ñoo ñëpp ñi nga xam ne dañuy impacté ci kii bi ci yaramu nit ki ñoom ñëpp ñu bokk dugal seen loxo ci faj bi ci ngëstu rek la kii la proposition dañu xool ce qui a été fait depuis lors toutes les études qui ont été faites toute la pratique en fait feebar bi tey actuellement ñiy publier ci feebar boobu dañuy seen pratique la da ngay gis koo xam ne am na 3000 malades ñii ay plusieurs milliers de malades. ci loolu jàngat boobu nag ñi am ci malade bi ñuy soigner tout le temps moom nañu jël di ko reporter ko par des études. ñun tamit ñu xool évolution bi tey suñu xoolee le nombre de décès fii Sénégal dañu gis ne que mag yi la confirmé nañ ko mag yi la ak terrain particulier yi. waaw moo tax ñu même suñu kayit boobu ñu ne est-ce que tamit mënuñu def focus de la prévention sur ñi nga xam ne ñoom ñooy dee ci maladie bi. groupe vulnérable on a di appelé dynamique thérapeutique et de la prévention chez les patients vulnérables. parce que ñoom ñooy décédé en fait. moo waral tam chaque étape de cette épidémie bi ñuy xool observation. def ci ay jàngat ba pare pour proposer parce que kenn xamul dara. kenn xamul dara. jàngat rek feebar bi ñu ngi continuer ci jàngat rek. waaw mi ngi génn lu bees lu bëri. waaw d'accord Mbaye Niang. quartier Cheikh Awa Balla Tivaouane. am sànq doon nga ko commencé tontu. nee na comportement sénégalais yi ci boppam mooy commencé poser problème. tudd na ñi nga xamante ne ñi ngi kaas ba def ay manifestation tey donte ñi ngi koy tere ne nañu ubbi yoon wi ci wàllu dem bi dikk bi di diggante région ak région pour ñoom itam xam naa ni xëy na seen liggéey moo sooxe la ñu daan amatuñu ko ci wàllu lu ñu dimbali ko seeni kër loolu mooy seen motif
mais mu ne tant que indiscipline mi ngi am ci dëkk bi dina jafe ñu génne fi feebar bi ndax dëkk yi nga xamante ne yëpp xëy na réussir nañu fexe ba jàngoro ji jóge fa wala mu dellu ginnaaw carrément. discipline moo leen ko may. te muy dëgg. waaw li mu wax nag dëgg rek te wax. discipline. waaw discipline dong moo ñu nar a génn ci feebar bi. discipline. waaw Sénégal nag quelquefois nag ñoom dañoo bu xaw a mën na c'est une qualité dañuy jël rek teg rek ñoom ne yàlla baax na yàlla baax na yàlla baax na mais yàlla tamit da nga sabablu du dëgg. yow su ñu ne la yow soo defee ay attroupement ci biir attroupement foo munti dem rek xamal ne attroupement bi am na ay feebar. parce que déjà li ñu def attroupement la ñoom déjà. waaw ñi ngi doon dajaloo sànq daal. voilà foofu rek attroupement bi dina am ñu fa feebar dañu wàllaate. bu raxas sa loxo duma raxas sama loxo. takkal sa makk duma takk donc indiscipline la daal. te vraiment sénégalais yi gëm nañu yàlla trop. donc ci kaw gëm yàlla boobu nag ñu ñaanat leen vraiment parce que tam li ñuy def noonu tamit genre xaru la. te yaakaar na ne que benn religion daganul xaru du dëgg. waaw léegi nag discipline bi moom mi ñu wax waa Tivaouane bi moom lu mu wax dëgg rek la. dañu discipliner ñu ñëpp àndandoo def li ñuy respecter les mesures barrières. comme ça mu jógee fi ak jàmm ak salaam parce que nag sénégalais yi nag dañuy wax te yàlla te tax ne góorgóorluwuñu. waaw góorgóorlu su fekkee ne on rapporte le nombre de cas à notre population générale. ça veut dire que vraiment on n'a pas de bons résultats. te vraiment ñëpp a ngi ci sonn état bi def na li ko wax. ministère yi ngi def di ko wax. askan bi daal moo ci des. te résultat yi bon yooyu dafa wéeru ci mbaggum doxalinu askan wi. boole mais ñoom def nañu leen wax état bi dañ nañ arrêté nañu ay tëj nañu aéroport tëj nañu lieu de culte yi arrêté nañu def nañu état d'urgence def na li ko wax parce que chaque stade de l'épidémie dafa am ay mesures recommandées pour freiner l'épidémie. maintenant ñun actuellement on est à un stade boo xam ne feebar bi ngi fépp. léegi lan moo ci des population bi donc ak discipline bi monsieur Ndiaye boobu di wax. monsieur Mbaye Niang discipline boobu nag moo ci mun génne kese. su loolu dina yàgg dina law dina yàgg. te dina metti si ñëpp. xam nga metti na ba pare. metti na ba pare. waaw ayca ñu ànd ak ki woote woon Kër Massar. waaw mu ne moom dafa seetlu ne ba tey ci communication bi. gëmloo ko nit ñi feebar bi mi ngi fi da cay bokk. mu mel ne feebar bi dafay nekkul wala. wax na ba tudd taskatu xibaar yi ne ñu ci bari gis na ne dañuy wax ne ñoom mosuñoo dem ci unité de traitement yi. donc ba tey xel mi ngi mel ne luy xaw a xel ñaar ci wàllu existence su feebar bi. nee na itam takk leen seen masque wala toog leen seen kër plutôt. toog leen seen kër nee na yombul professeur. ndax toogal sa kër xëy na te sa poche dara nekku ci nit ñi nee na ay góorgóorlu lañu faaw ñu génn dem uti lu ñu jox seen njaboot. donc loolu jàpp na ni mesure la boo xamante ne xëy na faisabilité mesure bi daal. moom daf ko discuter. beneen bi mooy nee na 2 mars ak léegi ndeete yi gis nañ ko ci wàllu coronavirus bi mais nee na ndeete yi ci yeneen jàngoro yi xanaa dañu ko fàtte. ci lu jëm ci sibiru. lu jëm ci hypertension artérielle. AVC yi cancer yi yeneen ak yeneen. nee na yooyu wax jara itam bàyyi xel la ndax yooyu itam ay feebar yu graaw la. professeur lan nga xalaat ci li mu fi bàyyi comme laaj ak. waaw di ko remercier ci sa contribution parce que lu mu wax yëpp c'est très pertinent. donc lu ñu wax ci réalité feebar bi je pense que maladie bi quand même bi mu commencé ba léegi y a eu beaucoup de communication. vraiment ñëpp y a eu beaucoup de communication. il y a beaucoup aussi de solidarité nit yëpp dugal nañ ci loxo ci seen ci xeex bi. léegi nag il faut que tam nit tamit ñu xam ne que feebar bi du ay kaf te je pense que même soo gisee dans les médias wane nañu dem nañu ci centre de traitement yi bien sûr. wane nañu man ba ci à la télévision dem nañu ba réanimation sax waaw interroger aussi ay malades yu guérir waaw gis ne ay malades yoo xam ne am nañ ko ay personnalités yi nga xam ne am nañ ko ils ont par action citoyenne ils sont partis dire que j'ai eu la maladie mais on m'a bien soigné mais faites attention vraiment on a vu beaucoup de cas qui ont fait ça gis nañu gars yi dem ba service de réanimation loolu c'est passé à la télévision
ñu wane feebar malade yu tëdd. te yenn yi metti woon na parce que wane nañu ay malade yu yuuxu tout ça yooyu yëpp metti na loolu yëpp pour. ci sensibilisation bi da bokk. su dul loolu aussi gis nañu WhatsApp yi macha allah vidéo yaa ngi dem donc vraiment les gens ont beaucoup communiqué surtout nag surtout. léegi daal li des mooy accepter li am ak tam ku nekk rek ñëw ne man tam dinaa dugal sama loxo ci xeer bi comme ça affaire bi fay. d'accord du noonu. waaw lu mu wax tamit dëgg bu wér këng la parce que tey jii. mën na autorité soo gisee ñu commencé assouplir commencé bàyyi nit yi commencé dem reprendre seen liggéey parce que c'est vrai que la santé c'est une priorité c'est la première des priorités mais tamit li nga wax tam moo ci nekk Sénégal il y a beaucoup de secteurs yoo xamante ne les gens sont dans l'informel donc ils vivent au jour le jour. seen liggéey yu bopp la waaw ñi nga xam ne dañuy xëy tous les jours duñu fonctionnaire. nga xam ne li ñuy liggéey moom nañu mun a sutur leen seen askan seen njaboot dina metti ñu toog weer ba ñaari weer seen kër te jóguñu te nit que je pense que loolu yëpp c'est humain yow nga nekk borom kër gis sa doom yi friif nga taxaw di leen xool rester ci vous loolu quand même moo tax peut-être que autorité assouplir mesures yi bàyyi nit yi dem liggéey en vivant avec le virus parce que tamit le problème aussi virus bi xamuñu kañ la fi jóge donc rien que par rapport à cela apprendre à vivre avec le virus continuer sa liggéey continuer sa activité en faisant attention loolu rek dañuy demander attention bi mooy raxas loxo yi foo tollu sol sa masque respecter la distanciation physique jegeyantoo bi surtout ça pose problème parce que tampaloo beeg nit ñi man ba léegi daf may xaw a yéem sax parce que yenn saa yi nga dugg ci benn espace nit ñëw sës rek ba daanaka tim la. non moo tax discipline. waaw discipline ak yar daal. comme si dafa fàtte que nee nañu nit ñi dañu soriantoo. discipline xam naa nag du ñàkk nag xam nga sénégalais seen xol dafa rafet. te nañu gëm yàlla en même temps teg yëpp ci loxo yàlla. mais nag ci kaw loolu nag ni leen ñaan rek vraiment. loolu yëpp rafet na loolu yëpp baax na. mais tamit dañu def li nga xam ne mesures yi nga xam ne ministère de la santé dañu leen ko recommander. te suñ ko defee. yàlla dañuy suturaal soo gis sax yàlla mu ñuy suturaal bu baax parce que yenn pays yi nga xam ne dañu daan am ay milliers de décès par jour. ay centaines de décès ñun yàlla def suturaal nañu ba nga xam ne amuñu loolu. bi ñu tàmbalee ba léegi ñu ngi ci 43 décès. te 43 décès tamit ñeent fukk ak ñett décès te loolu tamit effort nit yi moo tax ñu toll foofu. léegi nu mu munti metti rek. dañu góorgóorlu. léegi li mu wax tamit yeneen feebar yi tamit lu am solo la. tey jii dañu gis ne que malade yu bari dañuy ragal dem hôpital. loolu nag du yoon te waru ko. xam naa dañu fay ragal jëlee jàngoro ji. jàngoro bi tam su fekkee ne centre de traitement bi mi ngi ci hôpital bi ñu nekk mais c'est sûr que toutes les mesures ont été prises que pour mu yem ci service boobu ñi koy prendre en charge. mais professeur. waaw yenn saa yi au-delà de centre de traitement bi. soo demee ci structure hospitalière bi. daanaka tam genre rassemblement la ndax hall bi ngeen di toog noonu dañuy dajaloo sësaloo. waaw xam naa ñii bañ a dem hôpital ñëpp. ragal dem dajaloo boobu itam ñuy wax ak tampaloo ba moom la ñuy daw. mais c'est sûr que suñu toll nii ak respect des mesures de distanciation sociale bi certainement que structure yooyu tenir nañ ko en compte. jël nañ disposition bi xam nga. tey ku nawoon dem hôpital di nga toog fii kenn sama morom toog à 1 mètre et demi. lu dëgg wala si nga xam ne kii bi y a le nombre de gens qu'il faut dedans de patients. ñeneen ñi xaar ci biti. dans tous les cas daal yeneen maladies chroniques yi vraiment. bu ñu fàtte seen bopp. dañuy jël seen garab. dem seen rendez-vous su ñu amee tam ay signes wala ay lu ñu leen jaaxal. nañu dem urgence wala ñu dem gis seen yaram. te bu ñu fàtte seen masque. waaw te fu ñu fàtte seen masque te tey jii. moom la ñu bëggoon installer yeneen maladies chroniques ñoom nañu nag gën a ti def effort. diabétiques yi nañu gën a def effort dans la prévention takk seen masque te raxas seen loxo suñu mënee confiner ñu confiner su fekkee ne dara jotu leen ñu continuer seen garab à la maison. wàññi quand même dem ak dikk sauf si c'est essentiel.
hypertendu yi asthmatique yi ñi amee nekk sous traitement au long cours drépanocytaire yi insuffisance rénale insuffisance hépatique insuffisance cardiaque ñooñu ñëpp nañu gën a fagaru parce que ak ñi nga xam ne ils ont plus de 60 ans ñoom nañu nar a gën a insister sur la prévention mag ñi daal mag yi waaw d'accord ñu xool ndax am nañu nekkaat ci ligne bi ci 33 825 18 30 ñu jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. maa ngi sant bu baax. foo ñuy woowee. Assane Fall Parcelles Assainies. Assane Fall Parcelles Assainies. Ndeye Khady ñu ngi lay nuyu bu baax Assane. tamit sa invité. mi ngi lay fay. waa kay di ko wax nag ni invité bi. ay moytuwuñu de. waaw mel na loolu de moo xew léegi ci dëkk bi. Ndeye Khady ñu dem ko te xewluñu. boo da ngay dem gis nit ñi xam ne nit ñi moytuwuñu. man damay tiit sax mujj dañu may woo xew te léegi-léegi commencement rek may bañ a dem waaye léegi boo demee xam ne nit ñi moytuwuñu. doy na waar de. doy na waar xam naa ne cas communautaire moom pour ñu tàkkali ko moom. war nañoo bàyyi ci tuflit ci mbedd. da ngay romb mu wàcc màkkam ne ko ci tuflit ko noonu rek dem yoonam moom yoonam nekku ci dara. est-ce que loolu nekku tamit li gën a provoqué cas communautaire yi aussi. tufli bi ci suuf. waaw parce que gars yi moom dama mën a dégg bu jékki-jékki rek def ko avance dem yoonam moom bu yëg sax lu xew. d'accord. waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di rafetlu émission bi di leen ñaanal bu baax. Amin merci beaucoup. jërëjëf Assane Fall doon ñu woowee Parcelles Assainies ci 33 825 18 30 ñu seet kan moo ci topp asalaamaaleykum. allo Ndeye Khady. waaw sëriñ bi. maa ngi lay ziar yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah maa ngi ziyaare fooy wootee. Souleymane Diallo Rue de France Kaolack maa ngi lay woowee Tamba. Oumar Diallo. Souleymane Diallo waaw Souleymane Diallo. waaw Rue de France Kaolack. d'accord maa ngi lay woowee Tamba quoi. d'accord. te moo xam naa seen reer bi day daje tàkk. wax la waaw maanaam baabu moo xam naa moom. loolu yomb quoi. déet waay. maa ngi rafetlu seen liggéey. merci. di remercier vraiment groupe si communication. merci beaucoup. parce que à chaque fois dañuy def ay émission ñoom moom yéen moom bu la ñu ba léegi kii bi jeex na quoi. parce que Nicolas du sonn ci yëf yi vraiment chaque fois mu ngi def ay affaire pour loolu. merci beaucoup. en plus encore docteur sànq aussi wax na lu am solo ci feebar bi. mais nañ jàpp daal lii daal mbirum yàlla la c'est important. kàddu googu moom vraiment maa ngi koy rafetlu trop. waaw mais corona xanaa moom cat moom du ko jàpp moom. doy na ndax corona bi te ba léegi moom mënul dee. am naa dafa tul. moom yéeme na de man de yaakaar naa cat moom cat comme ni nga xaw ma cat dafa garaaw. te moom rajo boo jàpp corona la ñuy wax te léegi corona la ñuy wax. waaw te ba léegi moom mu ngi fi rek. waaw doy na waax de. man jaaxal ma trop mais docteur maa ngi bëggoon laaj benn laaj xam naa bokk ci émission bi sax. waaw. mais damay sax des fois ñu ne koor gi léeg-léeg koor gi jeex nga la nit gi nga yow de jeexuloo. waaw ndax est-ce que koor gi dañu nit ki dafa war a jeex forcément wala warul jeex forcément ci koor gi. parce que léegi dama gis ñoo xam ne dañoo sant ba même bu koor gi jeexee duñu changé toujours dañuy am même kii même niveau bi ñoo ko la ñuy nekk. ma laaj ndax forcément nit ki bu waree ba koor gi jeex dafa war a jeex wala loolu ak kii suñu rien à voir. d'accord waaw mooy sama question quoi sinon maa ngi remercier ñëpp. merci beaucoup ñaan yàlla jàmm quoi corona yàlla jeexee jàmm. allahumma amin Souleymane Diallo doon woote Tamba. lay woote waaw mais defe naa Kaolack la dëkk 33 825 18 30 ñu xool asalaamaaleykum. maaleykum salaam Adjaratou Ndeye Khady Diop. Barke Diop Sarr 93.2. Barke Diop Sarr ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar bu wér. ñu ngi delloo ziar. di ziar sa technicien. mi ngi lay fay bu baax. maa ngi lay fay la. waaw Sud FM moom yéen wax dëgg yàlla kenn mën leen a fay quoi. man nag génn naa ci corona bi Ndeye Khady la ma bëggoon laaj xollitu nen. waaw. lan lay def ci nit ak ndox bu am calcaire. nga laajal ma ko docteur waaye merci beaucoup. xollitu nen. xollitu nen comme nen yi ñuy baxal wala omelette xollit boobu noonu bu ko nit lekkee lan la mën a def ak ndox boo xamante ni comme ñun suñu ndox bi dafa calcaire lan la mën a def ci nit. d'accord waaw di la gërëm nag yow moom wax dëgg yàlla bu la ñëpp déglu woon corona moom dem na bu yàgg. waaw man moom nag président ndakam moo jël décision dem ba minuit moom désisté man amatuma lu may waxati ci corona quoi remercier Sud FM bu baax a baax ak cette émission. merci beaucoup merci beaucoup. jërëjëf Barke Diop Sarr 33 825 18 30
ñu xool kan mooy ñëw soose ci ligne bi ak laajam jëm ci professeur Khadijatou Ba Fall asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. sant yàlla wér. foo ñuy woowee. Tëngéej. d'accord ñu ngi lay déglu. man la Omar Mbengue. Oumar Mbengue Oumar ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw mais man damay laajte xanaa salte du joxe corona na. xanaa. salte du koy. salte ndax dina joxe corona. d'accord. waaw léegi ñun dañoo am fi ay canal yoo xamante ne. mën naa ne lu mat xaw ma ñaata at mais pour ñu nettoyer ko problème la fii Tëngéej. te mën naa ne képp ci dëkk Tëngéej yaa ngi koy nooy. canal bi boo ko gisoon salte gi mu salte maraichage loolu dafa ëpp sax si xar-xaru Tëngéej mais daal loolu man dama koy jooylu ci rajo bi di ko mititlu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla bët continuité. merci beaucoup Oumar Mbengue 33 825 18 30 ñu jógee Tëngéej xool kan mooy egsiwaat ak laajam asalaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. Ndeye Khady maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar fooy wootee. man Cité Gàddaay laay woote Géejawaay. Cité Gàddaay Géejawaay. waaw ay ca bismillah. man maa ngi tudd Moustapha Ngom. Moustapha Ngom. waaw mais xam nga man dama foog ni gouverner c'est prévoir. te corona day feebar boo xam ne dafa doy waar. te ma am yaakaar ne. gan goo xam ne dafa ñëw ganal si la xamoo kañ ngay ñibbi. dangaa war a xool nan ngay dëkkee ak moom. te depuis le départ la ñu diaboliser feebar bi parce que biñ ne bëreet egsi normalement dañoo waroon a xool nan la ñuy dëkkee ak moom mais àddina yëpp dañoo taxaw ne non dañuy bàyyi ba mu dem ñu soog a continuer suñu dund te war sa demee noonu. suñu ñëwee ci ouverture yi. waaw. moi j'espère bien que normalement dañu waroon suuraale lu bëree parce que feebar bi li muy bañ mooy jaxasoo tey gars yi les enseignants keroog bi ñuy dem jaxasoo bi metti na trop. te foofu état foofu dafa xaw a lajj mais am na ñu doon taxawee au moins dina leen jël yóbbu leen 15 jours avant au moins mu mettre leen en quarantaine pour prévoir lii nga xam ne mooy report bu ñu def jënd. lu ñu def tey du moins. d'accord. mais may rafetlu lool ci defam parce que liggéey bu am solo ngeen di def. si. surtout Nicolas ak Alaaji Maodo. mais Ndeye Khady yow aussi mention spéciale. merci beaucoup. waaw yàlla jàmm yàgg. allahumma amin. jërëjëf 33 825 18 30 ñu xool kan moo ci topp suñu jugee Cité Gàddaay asalaamaaleykum. allo. waaw soxna si. waaw maa ngi nuyu waa Sud FM. waaw nga baal ñu fay rajo bi tuuti soxna si. waaw Ndeye Khady. waaw. dama lay déglu tout le temps. aha merci beaucoup. mais tey nag da nga invité koo xam ne dafa bokk ci man. xam naa su ma ko waxee madame Faye dina comprendre. madame Faye. waaw muy professeur boo xam ne franchement man daf ma jàppale. te lu ma jàppale mooy chaque fois su ma amee malade bu ma jaaxal. su ma ko indee ci moom. macha allah yàlla dina ma ci defal solution. incha allah à commencer par man la njëkk a suivre. ma ñëw jaaroon ci benn clinique ñu defal ma diagnostic bi kenn xamul ma ñëw ci moom mu réorienté ma franchement. ma am fa satisfaction depuis lors. fu ma am malade wala ma gis ko feebar dama naan daal bala may am jàmm da nga dem ci docteur professeur Khady Ba Fall. mu nekk sama jabar en même temps nag. su ma waxee loolu dina comprendre. mais franchement parler. maa ngi koy remercier ci compétence am. ak ni mu mën a taxawoo malade. man am naa ci ay cas yu bëri vraiment yoo xamoon demen nañ ba désespéré. mais macha allah bi ma ñëwee ci moom am nañ ci satisfaction. macha allah. depuis émission bi commencé maa ngi toog di buuxante rek parce que il fallait que ma def ce témoignage là. léegi nag li ma doon wax ci affaire Covid bi. waaw mooy pas plus tard que hier. maa ngi naan man li ma gis franchement c'est inadmissible. nit ñi actuellement nii masque yi moom foog naa dañ ko teg de côté. yow booy dox ci mbedd mi takk masque sax dañ lay seetaan. malgré couvre-feu bi da ngay toog man sama kër dafa jege ak yoon bi nii. mais da ngay toog au-delà des heures nga dégg ni ñuy waxtaan ci mbedd bi di dox mu nekk daal benn relâchement boo xam ne
xaw ma nu mu demee mais franchement nit ñi war nañ leen gën a sensibiliser. ñu xam ne li ñuy wax mesure yëpp c'est pour notre intérêt. bien sûr. maa ngi lay remercier Ndeye Khady franchement di remercier professeur. merci beaucoup fooy wootee soxna si allo. waaw fooy wootee. maa ngi wootee Sicap Mbao. Sicap Mbao d'accord. waaw merci beaucoup. merci Ndeye Khady. jërëjëf madame Faye ci kanam tuuti dinañu ñëw ci laajam wala contribution am jël ki ci topp asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. soxna Khady man la Ndiaye front de terre. Ndiaye front de terre Ndiaye ñu ngi lay nuyu. ñu ngi ziar bu baax. alhamdulilah. ñu ngi rafetlu teewaayu professeur bi ñaanal ko yàlla barkeel ko. allahumma amin. soxna Ndeye Khady docteur yi wax nañu lu ñu war a wax lépp macha allah. depuis feebar bi am ba tey. ñu ngi leeral nit ñi moom xaw ma li nga suñu doyen bi nekkoon ci rajo bi doon waxee rek nit ñi ñoo xaw a tëxit. Pape Joxaane moo doon wax la tonton Pape Joxaane. tëxit mooy tuuti dof tuuti réew. mooy tëxit tuuti dof tuuti réew. da nga imaginer feebar boo xam ne. waaw. feebar boo xam ne Ndeye Khady. waaw. professeur wax na ko léegi maanaam lu commencé Makka fi nga xam ne fa la nit ñëpp bëgg. ren kenn umrawu jiwu. déedéet. aj baa ngi nii wóorugul ndax dinañ ko def. màggalu Kazu Rajab gis nga aj nañ ko ziar général. fële tukulóore fi ñuy tasee. loo xalaat France seen basilique yi restaurant yi avion yi. Rome foo dem rek lépp tëju na. léegi nit ñi lu ñu bëgg naan ay diabète yaa ngi fi ak tension yaa ngi fi ak yooyu ñu ngi fi mais ñu ngi koy faj mais bii lu ne këpp ni jonn la nii moo gën a jaaxal ñëpp. waaw bi nga xam ne sëriñ boo dem di ko ziar fu mu nekk nii ñun suñu sëriñ yi. mu tëjee buntam demuñu fa nuyu di leen. ni nga mu tëjee buntam. voilà suñu sëriñ yi ñuy dem di leen ziar ñun dañuy ànd ak. du ngeen leen gis waaw dañuy diabétique ñi am tension ñi amee leneen ñi amee. bien sûr. mais cas exceptionnel la ñu ku nekk bëgg naan ay ndax kii yi nu journaliste yi dem nañu si malade yeeg. baaxul ay feebaru cambal dañu xam loolu nit ñi dañoo day waar rek nañu doy loolu docteur yi wax docteur yi amuñu ci benn soxla pour naj nit ñi oto demul kenn demul màkk kenn demul umra ji kenn demul màggal kenn demul fenn si àdduna dara amul laylatu xadri mi ngi nii kenn defu ko korité kenn defu ko loolu feebar bi moo ko waral buñ ko gëmul nag dañuy sonn bëgg a fu nekk ñuy tamaxee docteur yi li ñuy jàng nañ ko macha allah ay at ci def ko médecine def lépp formation tout ñëw na lii épidémie bi ne ko din jonn la nga bëgg naan ay diabétique yi ak tension yeeg yooyu mën nga diabétique ziar sa sëriñ dara du ko jox mais fu mu nekk ni sëriñ moo ne jàpp loxo mun a baal ma beneen yoon nga naan ay diabétique foofu la d'accord jërëjëf waaw jërëjëf Ndiaye front de terre ci 33 825 18 30 ñu jël kenn soose xam naa daal di taxaw bàyyi professeur mu daal di tontu asalaamaaleykum maaleykum salaam sëriñ bi na nga def. ziar na leen. ñu ngi dellu ziar fooy wootee. man maa ngi wootee ci Comico Bambilor. cité Comico Bambilor. ci Comico Bambilor man problème bi bu yëpp problème mesure d'accompagnement bi moo doyul rek. bu doyul rek kon problème wax yu bëri ak coow lu bëri yëpp du am. suñu mbokk moomu lay rëcc na ci ligne bi xëy na peut-être balaa ñuy jeexal dina daal di. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valdafrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. Allo Docteur ak professeur Aïssatou Khadijatou Ba Fall di infectiologue di itam interniste professeur kon ñu dem ci tontu yi njëkkee ko ci Assane Fall Parcelles Assainies nee na moom gis na ni nit ñu moytuwuñu ñàkkul am na ay daje yu mu jot a dem waaye gis na ni nit ñi duñu moytu nee na nag dina jafe kon ñu xeex ak cas communautaire yi surtout ci ñàkk moytu boobu ñu ñàkk moytu waaye itam mu seetu ne nit ñi dañuy am habitude di tëfli lu bari ci suuf ndax tëflit yooyu ñuy tëfli itam bokkul ci li nga xamante ni fi mu ne nii njoxtu nañ ni mën naa lawal jàngoro ji. waaw merci Ndeye Khady remercie monsieur Assane Fall. man de je pense que li ñu tàmbalee émission bi ba léegi am na benn mot essentiel bu génn. mooy discipline. sànq ba tey effectivement discipline ngaa. waaw discipline dong moo ñu ci mën génne. discipline daal mooy yar tamit te yar tamit ñu def ko rek. waaw
nee na gis na ne que les gens ne font pas de la prévention mais c'est vrai. ne se méfie pas nit yi sa soltuñu wàññi ne commencé nañu masque bi. day commencé waat sa joxante loxo. te loolu du yoon. déedéet. léegi tufli fu nekk tamit c'est pas recommandé nit ki soo bëggee tufli nga nekk ci mbedd bi mën nga ndax dem ba ci boobu benn garab nga sulli tuuti tufli suulaat ko. du dëgg loolu yëpp ci discipline la. te loolu tamit askan bi daal moo ci des. te vraiment ku ci nekk daal ñun ñëpp ñu xoolaat suñu bopp ñun ñëpp. waaw xool daal li xel ak yoon santaane. ñu def ko daal te yàlla tax waaw. d'accord Souleymane Diallo Tamba la woote nee na gis na nit ñi dañuy faral di wax mbirum yàlla la enfin yow yaa wax mbirum yàlla la nee na mi ngi kontaan ci ni nga ko waxee noonu ndax moom jàpp na ni itam lii jàngoro la boo xamante ne nii la ko suñu borom bëggee ak jàngat bi ñu ci war a def. nee na mi ngi lay gërëm ci kàddu boobu nga njëkkee. sànq bi ngay introduire. mais aussi mu laajte daf doon tooñ corona xam naa nee na coronavirus xanaa moom cat du ko jàpp li ñu koy coow yépp mënul fexe ba jóge fi. au-delà de ça mu laajte loo xamante ne bokkul ci thème bi mais su fekkente ne mën nga ko ci tontu xayrun sinon dinañ ko renvoyer ci beneen spécialité. ndax daf ne ginnaaw koor gi nit ñi souvent dañ lay wax ne yow de jeexoo mu ne ndax soo wooree forcément da nga war a jeex. waaw. waaw ñu ngi remercier monsieur Diallo. moom wane na boppam moom. parce que affaire lekk rek dafi wax. lépp li ngeen ci waaw. waaw léegi bu koon tamit profiter de l'émission. pour tamit partager un fait. parce que épidémie ay jàngoro la tant que nit ki mi ngi dund sur terre mu di dund ak mala yi dund ak la nature garab yi tout ça ay épidémie du fi jóge. déedéet. combien de fois nañu gis ay choléra mu ñëw. après mu dem. dengue ñëwoon na fi temps yële. du dëgg. Ebola ngi woon fii Guinée sonal ñëpp. du dëgg actuellement mi ngi sonal RDC. donc soo gisee l'OMS lu muy rapporter comme épidémie dans chaque semaine c'est des dizaines et des dizaines voire des centaines d'épidémies. lu mënta ñàkk la daal. lu mënul ñàkk donc ci kaw loolu nag ñi xam ne que tamit nit ki mënoo dund te bañ a am feebar. mais quelquefois le plus souvent sa comportement. moo leen mun génne ci yenn feebar yi. du dëgg. même soo gisee sax état de santé nit ki su mu bëggee am benn santé vraiment ndax na xool nu muy doxalee. nu muy dundee nu muy lekkee nu muy defee sport loolu yëpp la santé c'est un capital. c'est un tout et puis c'est la priorité. am na ku ñuy wax Socrate nee na est-ce que am na meilleure priorité que la santé. xam nga nit ki balaa ngay naam na fi. du dëgg donc c'est important waaw. léegi monsieur Diallo nag xam naa ne moom tàngoor bi lekk na ba finalement effectivement. xam naa du maigrir. affaire wu lekk tamit xam nga c'est balance la. yow su fekkante ne soo wooree. soo dogee li ngay lekk moo ëpp li ngay dépenser ci énergie c'est sûr que au bout de 1 mois. mën nga tu as même mangé plus on voit que quelquefois yenn nit yi ils mangent plus durant le Ramadan. waaw. que temps normal. donc c'est normal que ñenn ñi ñu sant Diallo yi di grossir. ci biir Ramadan bi. bien sûr. par contre su fekkee ne dañuy ne Ramadan bi egsi na ma delloo yépp ci loxo yàlla. jaraat sama cër yépp lekk lu yem. ainsi de suite day am sax avantage parce que Ramadan soo gisee tamit ay bienfaits day indi. ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu wér-gu-yaram day épurer waat yépp génne graisse yi génne yépp setal yaram ba mu baax raxas ba mu baax. léegi nag su fekkee ne les gens mangent trop par contre ils n'auront pas le bénéfice du Ramadan. waaw léegi donc Diallo dañu góorgóorlu ci loolu waaw. d'accord. Barka Diop Sarr moom tam laa jëm duggul ci thème bi dafa waxu xollitu nen. nga lekk ko par exemple wala ndox mu am calcaire tam nga naan ko. ndax loolu am na ay jeexital ci suñu wàllu wér-gu-yaram. waaw Diop Sarr nag moom tam séeréer la xam naa xollitu nen di dëgg-dëgg xam naa kon saareen yi ñoo koy lekk. waaw parce que xollitu nen en fait c'est la coque. c'est riche en calcium mais nag bon lekk li nekk ci biir nag moo ëpp njëriñ de dëgg-dëgg. waaw léegi calcaire la daal. waaw soo ko fekk lekkee tamit c'est pas recommandé parce que xollitu nen kenn du ko lekk. loolu c'est juste pour emballer li nekk ci biir daal.
léegi ndox bu bëree tam calcaire mun na indi ay effets secondaires quand soo gisee ñi dëkk booru centre du Sénégal nga xam ne seen ndox bi effectivement dafa bëri calcaire donc mun nañu am ay lu ñuy wax fluorose seen bëñ yi quelquefois dafay kii dafay day xàll voilà day xàll et tout ça moom nee na ci la bokk technicien bi nee na moom boobu la voilà su weesoo tamit comme calcaire bu bëri la tam si yaram calcaire bu bëri si yaram mun na indi ay effets secondaires mun na indi lu ñuy wax ay calcul rénaux voilà ay calcul rénaux mun na indi calcul tam ci pancréas bi mun na indi ay dépôts si articulation hypercalcémie daal waaw te loolu tam mun na am ay effets secondaires moo tax daal lu jar a moytuloo waaw lu jar a moytuloo d'accord waaw Tëngéej la wootee Oumar Mbengue nee na ndax salté am na lien ak corona ci wàllu wàllante bi ndax ñoom foofu li ci Tëngéej nee na seen rigol yeeg comme ni ñu ko xamee calte ga metti na lool daal ba jaaxal leen ndax loolu bokkul ci li koy lawal waaw fu mu nekk daal ci étape actuelle de gëstu yi ñu di def waxuñu nekk feebar bi mun na day génn ci par les selles par les selles et les ak saw bi ak dem ginnaaw àll waaw gisuñu ko daal heureusement mais ci wàll santé waaw léegi soo gisee OMS sax léegi ñuy wax concept one health une seule santé waaw parce que nit ki yow yaa ngi nekk sur terre tu vis avec les animaux yaa ngi dëkk ak mala yi ak sa environnement léegi la santé c'est un tout donc nit ki dafa nar a vivre en équilibre avec mala yi ak fu mu ak environnement bi tey jii un environnement sain mooy mu permettre tamit nit ki mu mun am une bonne santé canaux yi mu ouvert yi mu wax noonu tamit c'est sûr que saleté moom fu indiwul day indi ay musul baax day indi feebar même ci religion sax waxuñu ko dañuy suñu tax ñuy digal ay ablution loolu yëpp moddu pour set la set daal hygiène c'est la base de la santé en fait c'est la base te fi nga dëkk tamit yaa ko mun defar du dëgg parce que pollution dañu wan gis ne que léegi dafay sax wàññi espérance de vie parce que nit yi fi nga dëkk amuloo fa ay garab am na gaz carbonique bu bëree parce que bëri na ay car rapide ainsi de suite pour yu demee noonu qualité de l'air boobu day impacter ci sa yaram day yëkkati tension tension bu tamit bu yëkkati tamit mooy dem à la longue tamit sonal xol bi indi ay cardiaque indi ay AVC day wàññi sax nit ki sa espérance de vie mooy li nga nar a dund soo juddoo ci ay at loolu daf koy wàññi donc pour dire que la santé c'est un tout nit ki la mala yi ak environnement bi et surtout environnement maintenant c'est extrêmement important donc ñu leen di ñaan ñoom ñëpp daal suñu fekk ne lan nañu mun dugal seen loxo ci environnement bi ñoom ñoo xool ndax mun nañu bool seen doole jéem def pavage bi def ay fleurs n'est-ce pas xool ba dans quelle mesure tamit canaux à ciel ouvert yëpp naka ni ko mun a tëjee loolu yëpp ka tam nit ki sax sa bopp yow sa wàll sa bopp ngay yeewu di gis ay fleurs wit lu rafet day dem impacter ci sa nature ak sa état de stress yokk de espérance de vie donc moom mi souligné ko ñu leen di kii encourager ñoom ñëpp moom ak fu mu dëkk ak ay waa goxam ñu xool ñu mun joxante loxo rek pour loolu yëpp améliorer seen environnement waaw cité gàddaay la woote Moustapha Ngom nee na gouverner c'est prévoir coronavirus bi nee na comme ni ñu ko waxee dañu war a jàng dund ak moom mais nee na fi cat li nekk mooy dès le début dañu diaboliser jàngoro ji maanaam dañ ci tiitloo nit ñi ci wàllu jàngoro ji ni mu duggee ci dëkk bi looloo tax léegi pour ñu dëkk ak moom dana jafe beneen bi mu wax ko ci wàllu ubbite l'école bi nee na virus bi dafa bëgg jaxasoo te jaxasoo bi mooy li ñu constaté ci yenn point de départ yi fii jàngalekat yi doon demee ndax moom jàpp na ne dafay rejoindre li Mouhamed Thiam defe naa Malicounda waxoon ne li ñu waroon def mooy quarantaine leen d'abord ba xool li ci nekk yépp balaa ñu leen di delloowaat ci seen poste de travail yi professeur. D'accord ñu ngi remercier monsieur Moustapha Ngom ci contribution bi li mu wax daal dëgg rek dëgg kese la parce que tey jii dañu waxaat ne que lii feebar bu bees la li ngi am actuellement 7 mois ñu ngi ciy jàngat lu bëri
mais tamit des na lu bari loo xam ne xamuñu ko si. xamaguñ ko ci moom. waaw comme tamit feebar boo xamante ne mënuñu toggandoo ñun ñëpp tëju suñu kër. léegi li mu wax moo ci nekk apprendre à vivre avec le virus. du dëgg. waaw léegi nit yëpp nar nañu commencer jéem a reprendre seen activités yi. du dëgg mais en respectant li nga xam ne moo leen aar ba nga xam ne duñu am feebar bi. aar seen bopp aar seen njaboot aar suñu ay waajur ak suñu ay. dëkkandoo. waaw léegi da moom li mu wax moo ci nekk il faut apprendre à vivre avec le virus. parce que xamuñu tey jii kañ dana ko dem. rassemblement tamit wax nañu li mu wax daal moo ci nekk. parce que tey jii ñi toog ba màkk bi nga xam ne li ci am ci milliers de gens ñi ngi nekk di tawaaf. di safar marwa. di julli ñi dem lu toll ni màkk ñi dem ba tëj mosquée. nga xam ne du feebar bu caaxaan. ñi dem ñi tëj aéroport. xoolal tey jii aéroport nga xamante ne y avait 4 milliards de voyageurs par année. yu doon voyager avion yëpp taxaw. pays yëpp nag nekk dans la même situation. te ñu nangu ko. ak toutes les conséquences socio-économiques que ça va entraîner. donc ça veut dire que c'est pas une maladie anodine. waaw tey jii dëgg-dëgg nag Sénégal yi nag ñoom nag dañoo xaw a féex tuuti quand même suñu mbokk yi. waaw nag nañu gën a góorgóorlu maintenant nga xam ne affaire baa ngi law dëgg-dëgg di ngi law surtout à Dakar. waaw Dakar nag ñoom ñoo nar a gën a góorgóorlu parce que Dakar foo mu nekk nii daal doy na waar. dinañu ci ñëw léegi ci kaawu Dakar. léegi gis nañ que ñi ngi nekk di rassembler wu. ñi ngi joxante waat loxo. te sottakuñu seen masque. mais après nag affaire bi dina law. te boobaa nag je pense que kenn ñaanul yàlla am ay décès vraiment mais nag su fekkee ne cas yi ñu ngi augmenté décès yi nañu augmenté waaw parallèlement. voilà vraiment te su fekkee ne bëgg nañu suñuy waajur ak suñuy am di jàmb ak suñuy xarit vraiment tey kenn yéenewul sa morom ko am ay décès métti na surtout que temps yi moo gën ti métti parce que lu tax da ngay gis koo xamante ne da ngay perdre sa parent proche duñu mun sax dem jaale ci duñu mun def seen dëy loolu yëpp tam mu nekk ay métti tamit yu gën a métti donc vraiment am na lu ko gën daal nañu respecter les mesures barrières te nañu muñ tam je pense que si jaamu yàlla da bokk voilà nañu muñ daal dara yàggul nañu ko nangu def li ci wax wàññi dem ak dikk yi nga xam ne c'est ay xew ak yooyu yëpp wàññi ko c'est indispensable daal voilà lu indispensable daal ñu arrêté ko madame Faye Sicap Mbao la wootee xam naa ku la xam la sant na daal di gërëm mais aussi wax na ni ci wàllu coronavirus bi c'est inadmissible moom lu muy seetlu ndax yaay gis koo xamante ne masque sax awatu ci daf ko jël teg de côté malgré couvre-feu bi nee na moom këram dafa jege tali mais dafay gis nit ñi dañuy dem ak dikk yenn saa mu dégg ay baat ci biti mbedd mi xam naa mu xool gis ay nit ñu taxaw di waxtaan wala ñuy circuler romb di dem alors que yooyu yëpp dañ ko tere c'est pas facile et c'est inadmissible moom loolu la jàpp. waaw maa ngi remercier madame Faye xam naa bu baax kan la maa ngi koy remercier de sa confiance. moom tam bi ñu xamante ba léegi effectivement on a des relations particulières. macha allah ba nga xam ne effectivement ay mbokkam suñu feebaree. day ñëw indi ma leen. maa ngi koy gërëm di ko sant aussi. léegi tamit li mu constaté tamit loolu xanaa tamit au-delà du secteur de la santé. li ñu jot tam gis ci feebar bi léegi association communautaire yi vraiment tam ñu ngi ciy def liggéey bu rafet. ñoom tamit gis nañu tamit enjeu bi. xam nañu que lii médecins yi dong wala ministère dong mënu ko régler donc dugal nañu seen loxo. xaw ma nag dans quelle mesure ñoom dans leur quartier suñu gisee ak nit yoo xam ne defuñu yoon wala tamit ñu jéem a trouver tamit dugal seen loxo tamit ci xeex bi ñoom ñëpp. waxtaan entre seen biir xool naka nañu mën a réglementer loolu parce que tamit c'est sûr que tey ji état bi mënul def lépp. tey militaire yeeg gendarme tout ça mënuñu nekk chaque quartier di veiller au grain non. dañu bàyyi ku nekk rek ak sa conscience ak sa degré de citoyenneté nga xam ne que li may def nii jaaduwul. naa def li wax. ak nu mu mënti métti c'est vrai que quelquefois ça peut être difficile. mais ñu comprendre ne que c'est souffrir maintenant pour ëllëg ñu mun reetaan. parce que dafay jàll.
waaw parce que day jàll bu soobee yàlla te mu jàll ak jàmm. jàll dans un sens que ñu jàll avec le moins de décès possible. loolu nañuy ñaan ñun ñëpp. ndeetali daal na lu mu ni metti rek waaw nañu gën a sabab lu gën a góorgóorlu rek. ñoom tam su ma ne mën nañu wax xale yooyu tamit wax leen ndànk tamit ne leen sensibiliser leen. dugal seen loxo ci sensibilisation comme ça ñëpp dugg ci rek. comme ça ñu mun am ndam bu soobee yàlla ñun ñëpp incha allah. d'accord. en tout cas tamit lu ñu mun tam gis tamit c'est que tamit macha allah. je pense que Afrique quand même mi ngi góorgóorlu. Afrique mi ngi góorgóorlu tey nag nañu nag gën a góorgóorlu surtout que ñun seen njëlbeen. newoon nañu gouvernance su excès Afrique. ñun musiba day doon waaw lim bi moom wax dëgg yàlla. ils ont des pires te gisaguñu loolu. donc yàlla tam mi ngi ñuy suturaal. ci kaw loolu tamit ñu gën a góorgóorlu. parce que ñi gën a góorgóorlu africain ñi gën a góorgóorlu parce que ñi ngi doon séntu lu grave suñu. gën a grave lii te egsiwul. waaw soo gisee cas yi nekk Amérique maintenant wala ñu nekk Europe. Italie et tout. Italie jéggi na dayoo. quelquefois ay 2000 décès nañu am par jour. te yàlla suturaal nañ ko amuñu loolu kon nag yooyu si kaw yàlla suturaal nañu. nañu ko delloo njukkal tamit ñun tam ñëpp ñu gën a góorgóorlu waaw. vraiment d'accord vraiment. Ndiaye Front de Terre nee na yéen médecins yi wax ngeen lépp vraiment. nit ñi nag nee na ñii dañoo tëxet defe naa noonu la ko waxee ñii am tuuti dof boole ci ak tuuti réew loolu moo tax Sénégal jafe lijjanti ci wàllu jàngoro ji professeur. mu dellu si problème maa ngi jéggalu de waaw. Ndiaye tamit yaa ko wax de. Ndiaye moo ko wax waaw man waxuma loolu. nee naa daal sénégalais nit yu ay seen xol yu rafet nañu am. sénégalais dafa gëm yàlla. sénégalais dafa baax. waaw ci kaw loolu nag moo tax tam dafay quelquefois dafay dellu yëpp day woyofal yenn ni daal di wax ak garaawul du soo nit ku doo dépasser sa bës ak consort xam nga négligé ko waaw mais donc ci kaw loolu rek dañuy xam ne que yàlla suturaal nañu ñun tam dugal suñu loxo ci biir vraiment ak nu mu munti metti rek nañu nangu lu ñuy wax te ñu respecter mesures yi nga xam ne ministère de la santé mi ngi koy digal surtout que dañuy xool tamit vraiment suñu dëkk yi sant yàlla tey jii ñun mesure d'accompagnement yi bëri nañu yenn pays yoo xamante ñoom ils ont plus de moyens que ñun te amu fa solidarité bi amoon fii bi di temps wu kii bi confinement bi waaw mesure d'accompagnement yi bëri nañ te pourtant amuñu dañu am dëkk yu am doole loolu wane yërmande Sénégal rek maintenant nañu gën a góorgóorlu comme ça ñu continuer am ay résultats yu baax te surtout ñu génn fi feebar bi ak jàmm ak salaam. kaawu Dakar professeur. ak ni nga ko gisee nii ci wàllu jàngat yi. ak xëy na peut-être ñàkkul ni ngeen ko waxee da ngeen di dajaloo en groupe. di jàngat def ay proposition tey kaawu Dakar yéen lan ngeen ciy proposer pour génn ci jafe-jafe bi ñu nekk nii. kaawu Dakar moom c'est plus ou moins quand même normal parce que soo gisee suñu population du Sénégal. waaw. qui est estimée à environ 15,726,037 habitants. ci kaw loolu Dakar fait presque 5 millions d'habitants. Un tiers de la population du Sénégal se trouve concentrée à Dakar. te Dakar aussi tamit c'est une presqu'île. Dakar dafa xat. du dëkk. waaw tàncaloo bi metti na. tàncaloo bi metti nañu donc dëkkaay bi soo gisee léegi ak immeuble yi ak kii bi les gens sont dessous. embouteillage yi bëri na donc contact yi bëri nañu c'est normal c'est une maladie qui se transmet par des contacts. te contact bi dafa nekk. contact dafa bëri. dafa bëri. Sénégal Dakar c'est une population qui est nombreuse. te léegi tamit loolu la ñuy expliquer tamit yaa ngi ko doon wax nekk léegi nit yaa ngi nekk di relâché wu. autant au départ nit yëpp tiitoon nañu. respecter li ñuy waxoon. macha allah te soo xoolee ci premier mois yi on a eu presque peu de cas. environ 200 cas te dem nañu ba 200 cas amuñu sax décès. sant yàlla donc ça veut dire que mesures yi c'était efficace. léegi nag c'est vrai que dans le long terme les gens peut-être peuvent commencer à se gis ne que tamit ça va c'est bon commencer di relâcher wu ce qu'il faut pas nag il faut pas nag vraiment te vraiment li ñuy wax tamit yomb na. c'est une maladie boo xam ne prévention bi yomb na tey soo nawoon jug di wër dem HLM di wuti damay xotti basin bu bees ak kërti gis nga ne basin boobu am nga téeméeri basin sa biir armoire nga toog toog waaw. am na ngénte xaw ma la nee nañu ngénte xewatul ainsi de suite nga nangu ko rek félicité ki ngay félicité toog du dëgg. tey takk sa masque raxas sa loxo def sa gel ak respecter distanciation physique yomb na feebar bu yomb aar la
confiner Dakar. waaw du solution professeur. confiner Dakar wala yenn communes yi yenn. mën na tamit dans les jours à venir aussi comme c'est une dynamique. C'est une dynamique dans le traitement, dynamique dans la prévention. mën na c'est des besoins aussi à envisager. C'est des mesures à envisager suñu demee ba nga xamante ne affaire baa ngi nar a jéggi dayoo mën na tam c'est une mesure à envisager pour au moins une dizaine ou quinzaine de jours ñu ne léegi sax état d'urgence c'est matin et soir. tak peut-être xaw ma nag waxuma ko man nag tuuti naa trop ci wax loolu. C'est sûr que ça va être une décision consensuelle avec les ministères qu'il faut, avec les experts qu'il faut pour évaluer la situation et dire que par rapport à cela toll nañu fi donc il faudra faire ça. Mais pour le moment comme actuellement on est à un stade aussi stade 3 de l'épidémie feebar bi law na fu nekk donc c'est surtout la population qui doit être l'acteur majeur dans la prévention. waaw les gens ce sont les personnes. nit ñi ci seen bopp. waaw mais nit ñi ci seen bopp professeur suñu demee bay joxoñ baaraamu tuuma yegg foofu ci ñu yore cas bi moo xam dinañ ne auto corona baa nga ne de wala kër gee moo corona. wala suñu demee bu bari denc sax ku ci faatu mu nekk problème. ñu di ca xeexoo wala di ci song ay nit. ndax tey population boobu demuñu ñoom ba fàtte lan moo war a nekk seen rôle ci xeex bi. waaw yaa ngi souligner nag benn point bu qui est sensible et délicat te vraiment metti na parce que tey jii li nga wax nii rafetul li nga wax nii situation la et réalité te dëgg-dëgg loolu suñ ko xoolee ñun ñëpp suñu bopp. dañu ne xam ne que rafetul parce que yàlla mooy dogal du dëgg. tey jii nit ki feebar ñi stigmatiser ko loolu rafetul parce que feebar bi mun na dem suuf ku du nekk dañuy ñaan suñu askan nga xam ne Sénégal lu rafet donc moo fi mus nekk xam ne que suñuy maam yi ñooñu ko nàmpal ñu nekk dëkku teraanga waaw ba nga xam ne yenn yi xajuñu fi waaw nit ki tey jii su ko naawee nañ ko naroon gën a massawu gën a ko taxawu du dëgg tey jii su demee ba kenn tamit faatu ci corona bi metti na surtout que temps yi metti na dese yi nit yi duñu mun sax ñëw yàlla sigal ndigaale léegi boole si en même temps tamit gëstu sur le plan scientifique feebar bi meluwul comme Ebola ba nga xam ne malade bi su demee ba décédé le risque est moindre en sachant que fii Sénégal lu ñu sante yàlla ministère de la santé protocole yépp yu muy def c'est des protocoles recommandés par l'organisation de la mondiale de la santé en sachant que c'est des protocoles qui ont été édités par des experts et les experts se sont basés sur des études béton du dëgg moo tax ñu ne nit ki su faatuwee mun nañ ko defar nu mu gën a rafetee dem enterrer ko donc yenn yi vraiment rafetul daal jaru ko nañu gën a jàppalante suñu biir dimbalante suñu biir te yenn yi tamit bañ ko def daal rafetul. mais en général luy expliquer comportement yooyu à ton avis professeur. non ça aussi xam nga c'est l'être humain nit ku nekk ñun ñëpp ay nit nañu te nit tamit am na xolam am na sentiment am na tamit ay qualité comme am na ay insuffisance te loolu tam quelquefois ay ñàkk tam jàng tey ji nit ki su demoon ba gëstu xam ne que yow ki décédé wala ki am corona fii à 10 mètres. mais soo respecter les mesures barrières du la wàll. lu médecin yaa ngi nii di fecc malade tous les jours. est-ce que corona nañ su fekkante ne ñu ngi leen di fecc. mais ñoom ñu ngi def takk li ñuy takk sol seen tenue yu ñuy recommandé ba nga xam ne ñoom feebaruñu. donc vraiment ki nga xam ne mi ngi nekk à 10 mètres mais massawu ko rek ne ko kii fecc naka ñu fecc ko ak jàmm ak salaam yow nag nga continuer respecter tes mesures préventives. ki décédé tam dañ ko bàyyi ñu enterrer ko ci jàmm ak salaam vraiment dañu gën a en même temps peut-être que les gens ont le stress donc on le stress de la maladie sans compter sur le plan peut-être social yenn difficultés yi ñuy vivre xam nga nit ki nit rek la daal mais quel que soit toi nañu kii da am sérénité nañu gën a dellu yépp ci loxo yàlla je pense que tamit feebar boo xamante ne je pense que en post-Covid dinañu jàngal lu bëri soo gisee certes metti na situation bi mais ci biir metti sax yàlla sax mi ngi defaraat lu bëri. mi ngi defaraat lu bëri tey jii. ci ban yoon famille bi ñuy boole mu nekk confiné
gis nañu papa yi yaay yi doom yi gëjoon nañu toog ba di nekk di partager yenn moment yu formidable entre eux. du dëgg. waaw léegi nit ku nekk gën nga fonk sa voisin wala sa dëkkandoo wala say mbokk xam nga tamit situation boo xam ne c'est difficile kenn xamul kan moo ciy génn. di nga delloo su lépp di nga xam ne nga centré waat tamit lan mooy priorité. lan mooy priorité mooy santé. mooy humanité n'est-ce pas mooy les relations humaines. mooy la nature. mooy aussi les relations humaines. donc xam nga loolu yëpp mi ngi ñuy delluwaat. ah macha allah donc loolu yëpp ay enseignements yu ñu nar a jël positivement rek. nit ki foo toll rek na nga xool lan moo waral lii après tamit nga jël ay mesures nga jël si ay leçons. waaw tey tamit daan nañu xool tamit lu tax corona ñëw est-ce que da le fait que dañuy nekk di yàq nature bi léegi le réchauffement climatique loolu yëpp mën tam ay impact la ba nga xam ne suñu demee ba ci en post Covid dinañu xool nu ñu nar a doxalee. tey ji le fait que lépp arrêté transport yi arrêté. lépp taxaw ah amatul pollution air pur ñëw plante yi di reprendre. te plante yi tamit plante yi day participer ak suñu santé parce que plante bi day jël gaz carbonique bi defar ko ci yaram bi génn ñu jox ñu oxygène nga xam ne dañuy gën a respirer te nit plus que tu respires mieux plus que tu es en bonne santé et plus nga gën a vivre longtemps. donc loolu yëpp ay jàngat la yoo xamante ne suñu dalee rek ndànk gëstuwaat xoolaat suñu bopp delluwaat suñu loxo ci yàlla. dañu xam ne lépp ay jàngat la. te mën nañ ko jël positivement. d'accord donc vraiment ñu ngi ñaax askan bi suñu naataango yi am Covid bi nañu leen massawu nañu leen taxawu ñi nga xam ne yàlla tamit faat nañ leen ñu massawu leen accompagner leen en sachant que fii duñ fi def dara loo xam ne jaarul yoon. dañuy sant yàlla sur le plan de la santé suñu nee nit ki ba dëkk enterré ça veut dire qu'on va mettre les conditions qu'il faut. waaw waxtu bi ñu mayoon professeur jeex na defe na léegi xanaa li ñu lay bàyyi nga def mooy peut-être nga ban conseil. ngay jox suñu auditeurs yi ci wàllu fàggu jàngoro ji ginnaaw fi ñu toll nii moom gis nañ ne comme tu as dit stade bi ñu toll nii ñoom askan wi ñoom ñoo ci des. waaw merci de remercier Khady Diop de votre confiance et invitation bi. di invité auditeurs yëpp bi dugg remercier sa équipe aussi tamit qui nous a accompagnés. di remercier auditeurs yëpp seen pas-pas ak seen question yi. xanaa di delluwaat rek di leen ñaax di leen ñaan aussi. ñaan ñun ñii nekk personnel santé nañu dimbali pour yàlla may ñu mu dem ak jàmm ak salaam parce que stade bu maladie bi 4 stades la. au départ dañuy craindre premier cas bi su excès ba pare rek on fait tout pour que mu yem fa. deuxième cas am na ay cluster on va faire tout pour limiter cluster bi fa lay commencer état bi def ay mesures fermer aéroport ak mosquée lieu de culte yeeg tout ça école yi tout ça loolu yëpp tamit disoon na ci moom te def na ko. ñi ngi nekk nag malheureusement stade 3 boo xam ne affaire bi law na yépp ci kii bi ci dëkk bi. léegi nag suñu bëggee dem stade 4 mooy stade bi nga xam ne retour à la normale def nañ ko fi. dégg nga duggoon na fi ba génn fi. waaw choléra dugg na fi ba génn c'est-à-dire que mun nañ ko. mun nañ ko ndax ñu ngi c'est encore possible. c'est très possible mais ñun nag suñ fu tollee nag population bi donc moo ci mun dara. te ñi ngi leen ñaax yéen ñëpp vraiment ngeen takk seen masque ngeen di raxas seen loxo ngeen di def distanciation bi. ngeen bàyyi nit ki soriante bi 1 mètre ba 1 mètre 50 du dëgg. ngeen tamit mag yi nekk ci kër gi tam nañ leen aar. ñi nga xam ne dañuy am ay jàngoro tamit yu fragile diabétique yi hypertendu yi ñoom ñëpp ak ñi am pathologie chronique tam ñi gën a def seen loxo ci prévention parce que ñoom day sonal. suñu defee noonu dañuy dem ci stade 4 parce que le nombre de cas va diminuer progressivement. après épidémie bi fay. après nag mu jeex ci ñëpp ñu retourner à la normale te am na dëkk yu ko def. suñu xoolee Chine ñu ngi toll dañu foofu. waaw dëkk bu nekk comme Suisse ñu ngi toll ci foofu. donc ça veut dire que c'est possible. léegi nag ñun nag ñoo ci des daal. nu mu munti métti rek nañ ko def après ñu génn ci comme ça on retourne tous à la vie normale incha allah. d'accord soobee yàlla. professeur Khadijatou Ba Fall kon maa ngi lay gërëm di la sant
di fàttali ne infectiologue nga interniste te yow la ñu doon dalal ci suñu émission Allo Docteur àndoon ak Val d'Afrique Ordre des médecins ak Sud FM Alassane Alioune Badara Socé plutôt moo nekk ci technique bi Ndeye Khady Diop nekk ci micro bi émission bi dinañ leen ko tegalaatal incha allah dimanche bu brève 15h yi jeexee sinon su ngeen demee suñu site sudfm seen rajo.com di ngeen ko fa fekk ñu ngi leen di ñaanal ngoonu jàmm. Festival